ngir am information yu wér te wóor abonneel Jéeri Jéeri TV bés asalaamaaleykum suñu mbokku téléspectateurs yi nga xam ni yéen ñi seetaan seen télévision Jéeri Jéeri tey nag seen émission yaatal géew bi ñu fas yéene ci dalal mouvement Kaolack ca kanam ñoom nag ñu ngi bàyyi ko ba foofu ca Saloum ngir ñëw am ak ñun li nga xam ne rek mooy plateau bi pour waxtaanee li nga xam ne rek dafa jëm ci lu soxal ni soxla li nga xam ne rek ñoom la askanu Kaolack di dundee waaye tamit tolluwaayu dëkk bi ak ay jafe-jafeem maa ngi ak sama wet nag sama càmmoñ kii di président bi di Abdoulaye Ndao ñu gën ko xam ci Déthié asalaamaaleykum Abdoulaye. maaleykum salaam. sama ndeyjoor maa ngi ànd ak le secrétaire général di Mouhamed Niang Mouhamed na nga def. maa ngi fi beaucoup. voilà kon nag dañuy daal di sans plus tarder rek xuus ci li nga xam ne rek mooy waxtaan bi tey laaj bi may jëkk a laaj rek dama koy jébbal ki nga xam ni mooy président du mouvement président gannaaw ba nga xamante ni ji jëmmal ngeen li nga xam ni mooy seen mouvement bi mën nga dellusiwaat lan moo waraloon ngeen taxawal ko. waaw d'abord damay sant suñu borom julli ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gërëm si ñaari waajur ba pare nag aussi gërëm yéen Jéeri Jéeri TV ñuy dalal di leen di baalu àq ci koor gi di leen di baalu àq aussi di ñaan yàlla Jéeri Jéeri TV yàlla gën ko ñaatal gën ko magal ba ngeen egg fu kawe foo xam ne foofu la tey ñu dooree woon nii ba yegg fa di koy ñaan ci barki weeru koor waaw ndax kër gi sama kër la kon sama fi ñëwee fa mu ubbeekoo loolu di nuyu ñëpp di nuyu ci baakaan di nuyu yow mi nga xam ne yow laa seqal plateau bi ak caméraman bi ak bépp ndaw wala bépp doomu aadama bi liggéey ci biir kër Jéeri Jéeri TV rek ñu ngi koy ñaanal yàlla waaw nga ñëwaat tuuti ci question bi rek. waaw question bi dañ koy dàbbaliwaat rek mu jëm ci li nga xam ne rek mooy seen mouvement bi gannaaw ba nga xamante ni ji jëmmal ngeen ko ci atum 2014 lan moo sababoon li nga xam ne rek mooy mbir moomu la. waaw alhamdulilah question bi neex na ma trop parce que mouvement bi dañoo jóg ñun doon ay ndaw Kaolack xool situation Kaolack xool xar-xari Kaolack anam bu mu nekkee ba soo weesoo si ginnaaw lu weesu da nga dégg Kaolack dafa salté Kaolack dafa bëri yoo ñu ne non attends nañ taxaw kenn du jógee benn raison ñëw dañuy defar Kaolack kon ñun ndaw Kaolack nañ booloo bokk nday bàyyi mu fekk ñi nag ñu ngi politique ci lañ jóg na nekk añ créé mouvement Kaolack ci kanam boole ci politique bi ñuy def boole ci aussi pour mun a taxaw suñu dëkk taxaw suñu région Kaolack nga xam ne niñ bëgg yéen raison yi nga xam ne maanaam am na xar-xar bu rafet Kaolack bañ a des ginnaaw te Kaolack centre-ville la woon Kaolack aussi centre-ville boo xam ne kuy dem fu ne rek war foofu ngay jaar nag danañ jóg taxawaay looloo taxoon nañ ko jóg taxaw créé mouvement Kaolack ci kanam àndandoo ko ay doomi Kaolack ay mag ay ndaw ay jeunes ñëpp ñëw taxaw fippu ne Kaolack kon jëm ci kanam Kaolack sax jëm ci kanam nag soo ko tuddee rek tudd nga ci domaine bu ne waaw ba tey président ñu ñëw rek ci li nga xam ne dafa soxal tolluwaayu Kaolack ak jafe-jafe yi ngeen xam ni constaté ngeen ko ci ñi nga xam ne noonu la askan wi Kaolack di dundee rawatina ci li nga wax sànq rek lu jëm ci insalubrité bi ak pollution bi ak ku ne xam ne ni Kaolack dëkku motocycliste la dëkk la boo xam ne ji xaj na tamit yoon yi demeewul noonu ak yeneen ndax yéen bi nga xamante ni ji maanaam jëmmal ngeen lu mel nii kilifa yi nga xam ni ñoom ñooy doomi Kaolack cosaanoo Kaolack te ñu am ay ndombu tànk ci nguur gi wala sax ñu nekk ay kilifa borom barke est-ce que am ngeen benn maanaam relation boo xam ne fekk si nañ leen ci xeex bi. waaw ginnaaw santaat yàlla rek si di delluwaat tuuti ginnaaw ndax xel day fatu di gërëm aussi waa mouvement Kaolack ci kanam ndax ñun nañ fi taw du nuyu aussi population Kaolack waaw ni nga wax noonu nga nit soo doyee jeune macha allah nga jóg rek créé benn mouvement mu yaatu màggaay boo xam ne kilifa yi bëri dina xaw a xam tax ñu xaw a yëngal seen toogaay waaye dañ ne ay jeunes suñ nekkee ci gox ba màgg xool gox bi nu mu mel ñu war a taxaw pour xar-xar bi avancé mun a yaatu mun a rafet mun a taaru lu ñu munti jóg rek lu ñu munti doon rek lu ñu munti am doole rek yow da nga leen ubbi seen bunt naam ñu ngi seq nag jàmm ci waaye nag des na parce que tey plateau laa toog jógee ba Kaolack ñëw ba Dakar am na yoo xam ne su ma koy raay day mel ni kon te nit da ngay wax dëgg ñi ngi ànd nag ñi ngi seq jàmm waaye nag xëy na suñ jëmm suñ yoon ak seen yoon dafa bokkut ñun suñ yoon dañoo jóg créer mouvement yi ba pare di ko di dugal ci politique
di visé wu kenn muy président Macky Sall moom la ñuy àndal. naam ñoom ñi fa nekk ay jëwriñ naam ñi fa nekk yor ay nomba tànk noonu ay kilifa ci ndigali président Macky Sall ay jëwriñ président Macky Sall. ñu nit ñi créé mouvement nag di dooleel le président Macky Sall. kon waroon nañ mën a lompante ay goj. ndax ñoo bokk toon bi teen bi ñuy naanee bu ñu roote. waaye nag malheureusement loolu amut. relation bi da tax dëgg amut suñu diggante ñu nag yeneen kilifa yi. xëy na nag ñoom ñoo xam raison yu tax mais ñun luy avancé loo Kaolack luy doxal Kaolack luy avancé loo politique président Macky Sall luy tax parti APR gën a dund bennoo bi gën a bokk gën a dëgër ñun ñu ngi koy dox suba ak ngoon ak guddee bëccëg. mais président relation boobu ngay wax ni amul jàpp leen ñi ñoom dañ leen a def ak maanaam dañ leen jàpp ay wujje politique ba tax na nanguñu leen tàllal loxo. waaw politique moo fiir ci ñu xamul politique. ñooy fiir ci politique mais politique tey waroo ci fiir da nga ci war a ubbeeku yaatal. ku nekk doon parce que tey politique du waruñ doon ay noon waruñ doon ay noon di doonante ay mbagg di déedéet. politique la damay jéem a la convaincre nga may jéem a convaincre. kon su ma lay jéem a convaincre nga may jéem a convaincre kon dañoo war a juboo doon benn bokk xalaat. te aussi lu ñu boole yëpp mooy le président Macky Sall. waaw donc kon moo tax ma ne la ñoo bokk teen bi ñuy naan. tey jii lu ma mën a joxee si misaal président Macky Sall mooy fruit bi. te fruit bi ñun ñëpp dañ ci war a ñam. parce que fruit soo koy lekk am na lu muy def sa yaram. te moom la si nu ma ko mën a xayma. kon tey ñoo partager fruit bi rek. garab la boo xam ne mu ngi naat. ku nekk war nga mën a jël sa bopp. soo toogee sa moo sa taw kon nag da nga war a yaatal. da nga war a yaatal am na solo damay ñëw nag jox kàddu gi le secrétaire général di Mouhamed Niang Mouhamed laaj bi ma lay laaj rek day jëm ci réalisation yi gannaaw ba nga xam ne ni jëmal ngeen mbootaay gu nu mel ñu gën ko xam ci mouvement Kaolack ca kanam ndax bi ngeen ko jëmalee léegi mën nga dikk ci li ngeen jotee réalisé mu nekk loo xam ne ni doomi Kaolack yi gis nañ seen bopp. jërëjëf Jëri TV yéen seen liggéey am na solo ndaxte yéen a ngi liggéey Sénégal di ko dégg mais ba bitim réew. ba fi ñu toll di wax nii am na ay gan yu jóge Angleterre ay anglais ñëw seet si leen ndax liggéey professionnel bi fi am donc kooku di leen ci remercier bu baax a baax di nuyu suñu xarit Bakane Seck yi nga xam ne waa Kaolack la mouvement Kaolack ci kanam bi mu taxawee ba léegi président bi mooy le principal bailleur muy Déthié Ndaw taxul def nañ instauré nañ ay cotisation membres yi ñu koy dugal tant bien que mal ci joxe ci lañ demee di def nag suñu ay activité suñu ay réunion di ko ci financé mais aussi plutôt ci affaire Covid bi pratiquement masque yu bëri lañ jënd dem ci population bi dinañ ko jox. marché central tailleur yi commerce amul kenn ku laalul masque Kaolack sa kanam bi Zeyda Mariam Niass nelawee yàlla na ko yàlla yërëm. biñ demee ñun rek ñoo fa doon joxe masque amul kenn ko te foofu adduna bi nit ñoo fa nekkoon. donc la lutte bi nga xam ne dañ koy teg pour protéger population bi ñun dañ cee taxaw. dañ cee taxaw jigéen ñi tamit am na ñuy jàppalante ak ñoom jëndal leen ay tissus bu ñu amee seen ay xew sponsoriser leen. état ñu may leen ay affaires yoo xam ne dañ koy jënd di jaay di ci génn seen bopp ndax loolu tamit il faut nga diversifier say activité boo ko yaatalee rek dina yaatu moo tax nag boo demee Fass Kande Garde boo demee Kanda Fodé Baye boo demee Kasnack boo demee Parcelles Assainies boo demee Médina fu nekk boo fu wëree mouvement Kaolack ci kanamam fa dafa nekk léegi réalité boo xam ne ñëpp ko nangu même ñi nga xam ne ñoo bokk lang gi te ànduñoo ak ñoom tamit nangu nañ ko xam ne nit ñi amal nañ njëriñ président Macky Sall ndax lan la ñu ngi toog tànk boo xam ne tànkam la ñu ngi dox donc boo xam ne tànkam fu mu teg tànkam daal ñu ngi cay teg suñu tànk pour jëriñ askan bi voilà pour jëriñ askan wi foofu laay rebondir ñëw ci li nga xam ne rek moo soxal ku ni kuréel sa xel dina dem ci fond de roulement voilà te fond de roulement boobu des fois am na ñoom dinañ leen gis ngeen di mettre ay action yoo xamante ni ji sur le terrain du ñu xam naka la ak nan la ak nag ngeen def ba am ko mën nga dellu si nan ngeen di def ba am fond de roulement pour mettre en action vos œuvres waaw lu wër ndaxte nun wax naa la sànq tuddal naa la cotisation mais nag lu gën a bëri di ci ndaw mi nga xam ne mooy président moo koy génne vraiment le gros de la moyen moo koy génne te dépendre ci kenn gis nga kuréel googu kuréelu politique yi fa nekk yooyu yëpp amul kenn ku ñu dem tàllal sa loxo ne la jox ñu lii waaw bu fekkoon loolu la duñu am liberté ñëw toog fii di waxal suñu bopp ndax dañ la ñoom dañu bëgg ku la abal bët gët fi mu bëgg nga koy xoole mais loolu amul loolu mooy wane ne ñun am nañ indépendance am nañ autonomie financière ci suñ maigre moyens yoo xam ne kenn joxuñu dara ci loolu ñu demee pour rien que rek satisfaire président de la république ndax lan la mënul egg fépp waaye am na ñoo xam ne war nañ ko mën a eggal ci askan bi indi leen kàddu gu baax gi la bonne parole wax leen réalisation président ay Promoville ay Puma ay quartier yu bëri dafa changé Kaolack léegi boo demee Koundam kenn ne mënu foon dem mais léegi ak Koundam
c'est éclairé dafa leen tali bitumé bu la heure bu la ndax nga dem fa léegi te c'est auparavant bu njëkk ba kenn mënu foon demee noonu dañ ko ragaloon loolu bokk na ci problème HLM Sahara tali bu bees ñu ngi ko fa defal Promoville la te loolu yëpp initiative président la waaye ñun dinañ taxaw sawar fi wax ko ah ñun dañuy wane kii président yi parce que tamit loolu mooy mouvement boo xam ne yaa ngi jàppale le président parce que Kaolack lañ bëgg mu suqali ko président moo ko mën suqali benn nit mënu ko fa nag waaw moo tax dëcc ñëw taxaw teem pour taxaw jàppale président pour ñu changer ak aussi indi éveil conscience population ñooy xalaat ne lii mooy lu baax pour seen réew pour ñu defar ko te loolu nag ñu ngi ciy ànd ak président te ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ñu ngi si sant yàlla bu baax tegal foofu sa baaraam président dañuy ñëwaat ci laaj boo xam ne tamit dina am solo jëm ci li nga xam ne rek mooy relation bi ngeen am ak les autorités de votre localité mais bi ci gën a am solo mooy seen relation ak njiitu réew mi ndax déjà rencontre ngeen ko jot ngeen am ay loo xamante ni ay promesse la waaw ñu ngi sant yàlla di gërëm encore lu nga wax noonu question bu am solo la bon damay njëkkee ñëw ci autorités yi nga xam ne ñuy nekk Kaolack ndax wax dëgg yàlla Mouhamed wax na ko léegi secrétaire général nee na ñun moyen kenn demal joxuñu moyen kenn mosoo taxaw nañu jox nañu 1 franc ñun si moyen boo la ñuy demee dañuy cotiser wa ilaa président ba jénne te nag métti na lool parce que soo amee parcours politique mais da ngay politique pour changer vision Kaolack pour aussi pour Kaolack jëm ca kanam yoon bu métti la yoon bu bëri xam la waaye sant yàlla ñu ngi ciy traversé ak suñu borom moo ñuy dimbale moo ñuy su ma ñëwee nag aussi tamit ci président Macky Sall bon def nañ lu ne nag à chaque fois ñu ngi koy bind lettre mu ngi ñuy tontu ba 2016 mu ñu boole woon benn ministre conseil Souleymane Ndiaye mu recevoir ñu palais terewul aussi découragé wuñu ñu ngi dem di dem sa matin tey rek avant ñu ñëw fii jaar nañ présidence kon ñu ngi am ay canal yoo xam ne ñu ngi koy dox ñu ciy dox pour rencontrer ak président de baax na nag parce que ñun dañ ne président dañoo porté volonté depuis 2012 la ñu tàllal loxo ne pour ñu ànd ak moom depuis loolu ñu ngi ci terrain dañ comme volonté la ñu demee ak moom sans condition nii du xaalis du dara parce que nit ki su la tàllee loxo ne kaa ñu ànd ba nga jox ko sa kàddu rek nit kàddu nag la moom kon nga wàccal ci terrain bi lu mu la yaakaar mooy pour nga wàcc ci tool yi pour doole ko convaincre say moromi jeune convaincre également aussi ñeneen ñoo xam ne ñi ci yeneen parti yi yàggul dara fan yi néew rek dimanche bi passé ci weeru koor bi dañoo dem convaincre ay nit jëlee leen ci yenn affaires yoo xam ne ci fi ñu ne woon xëcc leen indi leen ci mouvement pour ñu doole président Macky Sall ñun ñu ngi toog di xaar xëy na nag xëcc bu daggul rek yàgg dina ñëw mais nag wax dëgg yàlla amul benn moyen boo xam ne jógee na ci parti bi ci AP wala mu jógee ci président Macky Sall ñëw ci ñun amul benn waaw tey conseil départemental bi ma doon dama ko ci opposition bi la woon boobu maa ngoon ñu PDS ñoo ma tàlloon loxo ñu dem élection départementale ci laa jàll comme conseil tey jii mais fi mu l'instant moom wax dëgg yàlla amul benn moyen boo xam ne jóge na ci président ñëw mais terewul loolu du tax ñu découragé ndax ànduñ pour moom pour loolu ànduñ pour moom pour intérêt dañoo ànd ak moom pour gis vision liggéey bu mu Sénégal ak fu mu yóbbu Sénégal ak tey fu mu indi Sénégal looloo ñu gën a motiver tey ñu ànd ak moom parce que xam nañ ne tey jii président boo xam ne mu ngi judd après indépendance te jeune président la te mu ngi def teg Sénégal da ko ñor moo tax ñun tam ñu koy accompagner ci Sénégal émergence boobu merci président waxtu mi ñuy dab dañuy daal di laaj boo xam ne laaj ñu lay jox kàddu gi ñu tëj secrétaire général Mohamed bëgg nañu ñëw très rapidement ci perspective yi nga xam ni moom ngeen entamé pour votre mouvement non seulement mais pour la ville de Kaolack. waaw jërëjëf perspective yi nag yi taxaw mu léegi mooy ñun sax responsable yooyu nga tuddoon noonu. bu ne leen dajale mbaa dajale nit ñi nga xam ne dañoo gëm président Macky Sall ñu taxaw def benn symbiose. benn union boo xam ne dina permettre ñu mun a liggéeyal président efficacement ba pare mun a séntu ay retombées yoo xam ne dina baax ci ville de Kaolack. parce que il faut union boobu am nekk pour ëllëg bu ñu bëggee gagner collectivités locales yi ñu terrasse ko gagner ko 100%. parce que Kaolack rek bu gars yi union rek mën nañ loolu léegi am na ñoo xam ne dañoo bëgg président. nekkuñu sax ci parti politique. mais ñun dañ leen soxla ñoo ñëpp dañ leen di xëcc ci taxaw wax leen la bonne parole maanaam prêcher la bonne parole wane ne président ñii la def lii liñ koy wax ak lii amu ngi nii. attention de lii lañ fekk Sénégal indi nañ ko fii te lii lañ yaakaar mun ko def Sénégal te bu neexee yàlla
ci ñaar ba ñetti weer dina am ay réalisation yoo xam ne dina spectaculaire nii dinañ ko gis te président bee ko def. voilà loolu am na solo ci li nga xam ni bokk na ci perspective yi nga xam ni war ngeen ko jël pour la réalisation de certaines activités au niveau de votre ville foofu ca Kaolack. li ñuy jeexee rek président laaj bi ma lay mujjee laaj mooy ku wax problématique di nga wax tamit solution. Quelles sont les yi nga xam ni mesures yi nga xam ni wala moyens yi nga xam ni fas yéene nga ko entamé pour ngeen solutionner li nga xam ni mooy problématique bu Kaolack. waaw bëri na. parce que tey jii yaa ngi gis ne yàggul dara président mu ngi woote woon pour ut solution emploi des jeunes. parce que gëm ne Sénégal fi mu toll nii jeunes yi bëri amuñ xëy. te loolu aussi tamit lu jar a toog xalaat la dara toog pencoo ko. na soo ko jeunes yi ici également newul na ñëpp dañoo mën a dem toog ci bureau doon ay fonctionnaire non béy baa ngi fi yeneen ak yeneen fi projet yaa ngi fi yeneen ak yeneen a ngi fi mais loolu aussi tamit ñun mouvement Kaolack ci kanam ñu ngi ciy xalaat di si nar jigéen ñi aussi également ñu ngi ci biir mouvement bi ñu ngi ci Kaolack ñu ngi leen xalaatal naka la ñu mën a demee ba bokk ci financement DER yi kon ndax ñu mën a am aussi bénéfice bi parce que soo ne tey jeune rek am na aussi jigéen yoo xam ne tamit ñu ngi ci biir parce que jeune yi dañu leen jeune rek nga visé wu ay góor fàtte jigéen ñi mën nañ bénéficier projet DER yi ak yeneen ak yeneen ku mel ni tey Fass Kanigade am na quartier boo xam ne noo lati la ñu ngi aussi tamit di dox nan lañ mën a defee ba lampe solaire yi egg si fa ak yeneen ak noonu nañ def ba lotiser leen seen quartier bi parce que aussi tamit yooyu yëpp mouvement Kaolack mu ngi koy dox pour mun a xool yan action la mun a teg ci yu mel noonu ak yeneen yoo xam ne tey jii mu ngi ci kanam te ñu ngi koy dox et secrétaire général wax na la ko léegi ñu ngi fexe aussi def benn union boo xam ne bennoo beeg ñëpp nga xam ne aussi tamit ñoo nekk Kaolack ñëpp responsable ñoo nekk jéem a parce que fi ñu jëm nii mbooloo mooy doole lañ mën a def booloo lañ mën a def tax li ñu bëgg ñu mun ko am tant que booloo wuñ nag defuñ noonu indiwuñ ay projet indiwuñ ay xëy ndaw yi indiwuñ wàccuñ aussi tamit pour waxtaan ak nit ñi pour yee nit ñi fi ñu jëm du xaw day xaw a difficile pour mu yomb nag loolu yëpp war nañ ko mën a dajaloo àndandoo ko xàccandoo dóorandoo. très bien très rapidement rek waxtu wi dab nañu lan ngay tàggatoo mbokk téléspectateurs yi rawatina waa Kaolack. waaw waa Kaolack encore surtout waa Kaolack ak waa mouvement Kaolack ci kanam. ñu ngi leen di gërëm di leen di sant xam ne mouvement Kaolack ci kanam tur bi rek wéyoo na borom. tooguñ fii pour ma sàmba toogu fi mu pour population Kaolack la pour Kaolack visage bi mën a changer pour Kaolack mën am benn xar boo xam ne tey jii kenn sooy lim yi raison yi mun cee boole Kaolack. day naa la sànq Kaolack Carrefour la moo tax tey mouvement Kaolack kanam bëgg a taxaw pour yàlla ci kattan si borom ak ñu wax président Macky Sall mi nga xam ne mouvement Kaolack ci kanam moom lay doole. pour mu veiller ñu ci Kaolack mu ngi ci naan projet yaa ngi pour mu dur yaa ngi dox yeneen ak mais nag fas moom lu mu daw rek nga làbbali ko. ñu koy gën a tàllal loxo gën ko ñaax ne ko mu gën a ñu gëstu ñu ci suñu Kaolack ndax Kaolack la ñu am amul beneen raison bu dul Kaolack. te comme que ay ndaw Kaolack lañ te Kaolack sa kanam lañ wax kon Kaolack rek lañ mën a defaan Kaolack lañ mën a ñaan président Macky Sall mi nga xam ne mooy si idole Kaolack mu gën ko bàyyi xel bàyyi nag xel naam mu gën ko bàyyi xel ba nga xam ne tey jii Kaolack day mel ni comme yeneen raisons yi nga xam ne ñëpp ñu ngi leen di tudd ci dëkk bi. très bien kon nag kaddu ngay tàggatoo rek le secrétaire général Mouhamed Niang lan lay doon jëmee ci li nga xam ne rek mooy seen activités yi. waaw suñu activités yi boo gisee sax muy sotti dafa am ay sages yu ci nekk. ay doyen Madou Coulibaly ñoom Bokar Sy ñoom Youssouf Faye ñoom Thierno Diallo. ñoo xam ne dañoo am expérience yu avérée dans la vie. ñooñu encadré di xelal président. di ko dooleel ci lu ne pour mu mun a def perspectives yooyu léegi man damay jàpp ci DER bi rek actuellement DER am nañ 500 000 demandes pour un montant de financement de 450 milliards kon au delà de président sax li mu tegoon ça veut dire que président dafa laal fu nooy xam na ne fii la ñu war a jëm pour régler le chômage des jeunes te yàlla na ko yàlla def Kaolack ci kanam jot ci wàllam ñu jox ko waa Kaolack yi ñu liggéey dëkk bi naat dëkk bi neex. incha allah loolu moo nekkoon kàddu yi nga xam ni bàyyikoo na ci ki nga xam ne rek mooy Abdoulaye Ndao di Déthié di nekk président mouvement Kaolack ca kanam moom la ñu dalaloon tey ci plateau bi ak son secrétaire général Mouhamed Niang ñoom tey ñoo ñëwoon ngir waxtaanee li nga xam ni mooy jafe-jafe yi nga xam ni moo jëm ci Kaolack ak askan wi seenu nekkeen ak lépp loo xamante ni ji rek maanaam ñu ngi koy nësër ngir yokkute Kaolack moom lañ doon waxtaane tey ci seen biir émission yaatal géew bi di am yaakaar ni yéen ñu ñuy seetaan di ngeen ci am njàngat ci non seulement ci ville Kaolack waaye ci yeneen gox-goxaan yi nekk ci biir Sénégal di jaajëfal suñu caméraman bi nga xam ni mooy Pathé ak ki nga xam ni mooy Claf nekk ci production bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bi mucc ayib bi di leen jox rendez-vous ci beneen numéro
ngir am information yu wér te wóor abonneel Jéeri Jéeri TV bés